dañu former sans autant que ñu fay dara voilà le fait que muy partage du savoir di ko remercier di ko encourager le fait que mu ñuy former sans autant que mu laaj dara di ko sant di ko gërëm c'est tout qu'on a fait. ñu ñëwoon ci participer ci formation John Traiteur di ko sant bu baax di ko gërëm parce que lii mu def yombul nga gérer 100 personnes yombul benn nit sax yombul waxantuma laa nag 100 personnes nga jiitañu wan ñu ay comportement yu baax wan ñu lu ñu war a waxee wax ñu lu ñu war a soloo tout ça ak métier bi ñu jàngal aussi nga xamante ni fépp fu ñu dem mën nañ ko faa yóbbu dañ koy sant bu baax di ko gërëm waaw di santaale tamit Mamadou Gueye maire de Djiddah Thiaroye Kaw parce que bëgg na jàppale jeunesse bi yëpp moo tax mu def initiative bu mel nii kon na dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax fépp fu mu bëgg a yegg moom Mamadou Gueye yàlla eggal lépp fa waaw ci barke yonente bi di santaat bu baax ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal liggéey bi aussi wax dëgg yàlla ñu ñëpp benn famille lañ amuñu xàjj ak seen ñoo yëkkatee noo di dóoranoo lépp lu sa moroom wax ànd nga seeg moom ñu nekkandoo moom ñoom liggéey bu rafet liggéey bu sincère macha allah. yàlla dimbali nag boobu ak léegi ñu ngi siy former ay ndaw di ci former ay jeunes di leen pousser di leen gunge ba ñu mën a am seen yëfi bopp voilà John Traiteur nag mi ngi juddoo commune bi ñu naan commune Djiddah Thiaroye Kaw particulièrement quartier Mousdalifa 1 léegi nag si la ñëwee si biir commune Mousdalifa commune Djiddah Thiaroye Kaw di moins ñëw na day def li nga xam ne mooy restauration pâtisserie woo ndaw yi nga xam ni dañoo bëgg li nga xam ne mooy métier restauration pâtisserie ñu tàggat ndaw ñi daaw ren ñu ñëwaat si biir commune bi pour dajalewaat ay ndaw pour tàggat leen lu jëm si restauration pâtisserie moo ñu indiwaat commune Djiddah Thiaroye Kaw bañ dalee formé ak léegi def nañ ko pas mal des communes def nañ ko si communes yu bëri def nañ ko si yenn régions yi tamit aussi mën nañ ni instant yi touché nañ plus de 700 et quelques jeunes yoo xam ni formé nañ leen si milieu bi nga xam ne mooy restauration et pâtisserie. ba ñu commencé des formations ak léegi ñàkkul ni mën nañ sem ay difficultés yu bëree bëri mais bii nii nga xam ni moom lañ def muy formation bi ñuy def commune Djiddah Thiaroye Kaw DG domaine monsieur le maire moom moo jël ay jeunes lu mat 100 personnes mu fayal leen ay tenues préparer leen ne leen kaay ngeen def formation bi gratuite kenn dugalu ci dërëmam. amaana daaw amoon na difficulté mais ren DG domaine monsieur le maire Mamadou Gueye jël na 100 jeunes yi fayal leen ne leen da leen di defal formation restauration pâtisserie ñu ko siy félicité di ko sant bu baax. beneen bi tamit aussi bi may yokk rek di profité mooy ba ñu defee appel d'offre à la candidature gis nañ ni 300 jeunes ñoo def inscription si 2 jours si lañ ko bloqué ñu ne nañ former 100 pour l'instant mais taux de demande bi dafa bëri trop si commune Djiddah Thiaroye Kaw am na 200 et quelques personnes yu toog bëgg ñu defalal leen formation restauration pâtisserie moo tax ñu ngi siy tàllalaat loxo DG domaine monsieur le maire mu ñëw gungewaat jeunes yooyu comme que bëgg nañ métier bi aussi te jànguñu te bu ñu toogee seen kër yi dañuy taxawaalu waaw yàlla dogal na ba ñu commencé def formation ak léegi am na yenn association yoo xam ne ñoom ñoo débloqué ay moyens woo entreprise John Traiteur mu ñëw former leen jeunes yi aussi am na yenn moment yoo xam ne John Traiteur moo jël engagement am woo jeunes yi pour former leen gratuite te laaju leen dara bëri na lu ñu ko def si ay raisons bëri na lu ñu ko def si ay gox-goxaat li tax ñu koy def nag mooy dañoo gis ni dañoo nekk jeune nekk ay ndaw yàgg a yëngu si milieu restauration pâtisserie ñu def si ay années yu bëri ànd ak ay étranger ñu ne pourquoi pas suñu xëyee dee nii day nul comme ni ma koy waxee ñu ne nañ jël xam-xam boobu transmettre ko si jeunesse bi yan jeune lañ koy transmettre mooy jeunesse bi bëgg jeunesse bi engagé wu ñooñu lañ koy transmettre mais am na yu bëri yoo xam ne entreprise bi moo jël ay engagement am def ay formation maye ko gratuite mais bii nii ñu nekk nii commune Djiddah Thiaroye Kaw moom moo collaboré ak entreprise John Traiteur def formation yi comme niñ koy defee ak yeneen commune non entreprise John Traiteur ba mu formé ak léegi samay moyen bopp laa commencé 2008 dira am ba ni may waxee ak yow nii amul kenn ku appuyer John Traiteur si financement si lépp te jàpp nañ ni entreprise bi bu ñu si dugaloon ay millions dañ koy defaat si jeunesse bi parce que le fait que matériels yi ngay gis fii yëpp si entreprise John Traiteur la jógee matériels yu cher yi am na yu toj am na yu yàqu am na yoo xam ne tamit aussi li yàlla xam doy na mais suñu sañoon dañu am financement mën a wut ay matériel mën a wër si gox yi nekk si biir Sénégal mën a former jeunes yi nga xam ne dañoo soxla restauration pâtisserie parce que moment bii gis naa ni nga dem si ay école amoo moyen bëgg a def restauration pâtisserie bëgg a am métier amoo moyen entreprise John Traiteur ñooñu la jug
pour former ñooñu la jël initiative pour former leen ki am moyen dem école fay 3 ans fay 2 ans peut-être mën na def inscription 80 000 mois muy fay 35 000 pendant 3 ans mais entreprise Ndione Traiteur gis na ni am nañu ko bëgg te seen loxo jotul seen ginnaaw gis nañu am nañu ko bëgg am nañ xel bi te mën nañ si avancer te dañuy taxawaalu ñu ne nañ jël ñooñu voilà ñàkk am na ay bonne volonté yu dégg formation bi ba mairie bi jëlee yenn moyens dugal ko si biir jeunesse bi ne nañ leen former jeunesse bi donte am na ñu toog di xaar te bëgg nañ leen former aussi ba mairie bi jëlee ay moyens dugal ko ci am na ñeneen yaay ja akoro ñëw na dugal ci benn valeur 200 000 pour jàppale ko élèves yi si lekk yi ñu war a jënd parce que ku nekk xam na ni 100 élèves